gàmmu te duñu xalaat Mame El Hadji Malick Sy nga xamante ne moom la initié gàmmu ci moom la ñuy tàmbalee ci royuwaay bi bu ñuy wax royuwaay dañuy wax ci nit bi nga xamante ne moom moo waral di mel donc Mor Asta Lo bu ñu doon waxal ci jëmm ji lan lañ ci mën a jàpp comme résumé. bon defe naa xam naa nuyoo naa xam naa dama gàttal. dama ne asalaamaaleykum doon sëkk. wa rahmatullah. wante pour gën a yaatal comme sama mbokk mi xaw na gën a yaatal. xam na ma mën a yóbbaale. ndax yàllaa dogal bu gàmmu xasee ñëw rek ñëpp xalaat Tiwaawan. xalaat Tiwaawan foog nga xalaat Seydi Hadji Malick. yal na yàlla yokk leeram. yal yàlla tax ci barkeem. ah jamono yooyu nag ci lan toll Tiwaawan. ba tax nu dajawaat fi ci barkeem ak ndigalam ak leeru kilifa yi. nuyoo nag ne bu ñëpp yemee am ku gedd. waaw moo tax dañuy jiital ci nuyoo bi. yi nga xam ne tey moo nekk à la tête. xadara Malick yi muy Serigne Babacar Sy Al Mansour. ñu ngi koy nuyu ak ñi nga xam ne ñoom la jaboote ñëpp. mooy képp koo xam ne Seydi Hadji Malick wala njaboote tabaarakallah tey mooy sa kilifa. waaw loolu la yàlla dogal taw an aw kër xam loolu la yàlla dogal. alhamdulilah yàlla na ñu ngi koy ñaanal di ko ndokkeel ci fan yi waaw. waaw yàlla na ko yàlla gën a jàppale. ba gën ko waaye fal yan bi ndax diis la waaw dañ ne kilifa dana jàppale njaboot waaye njaboot dana jàppale kilifa loolu moo sabab sunu jotaay fii tey waaw nu ñëw fi ngir jàppale kilifa yi selon possibilité yi xam ne moom la ñu am noonu ndax kilifa mënul teew fépp waaye am na foo xam ne njaboot mën na fa teew kilifa xam naa bu ko matalewul itam ay yéene di mën na ko matale waaw am na solo bon donc bu ma fàttalikoo daaw bi ma fi ñëwee hors antenne la Fatou Faye daf ma am lu ma laajoon dafa ne moon xanaa loo da ngay def philosophie mën na ko non wante man baatu philosophie damay bu ma liiree parce que littéraire laa gën a doon un philosophe boo liiree texte coranique bi du ma gis mu utiliser baatu falsafa baatu xikma lay faral di utiliser waaw xëy na bu fi Maodo nekkoon xëy na dina gën a comprendre xëy na baatu xikma lay faral di utiliser waaw mais am na kilifa yoo xam ne xikma la ñuy firé philosophie waaw benn rek la waaye dafa mel ni baatu xikma moo gën a riche moom ngeen di firé ci tubaab def naa sagesse waaw mais man mag ñi ñaare man xëy na nag loolu moo xaw a defe samay spécificité un peu bu may communiquer ci mag ñi surtout Maodo dama naan li ko xaw wuutale ak ñi ci des paasewul façon bi mu jàngalee yëf yi rek ni yëf yi ñëpp ko jàngale doona bi fi yeneen ti bàyyi ñëpp la ko bàyyi ñëpp di ko jàngale ginnaawam wante kenn ku nekk nag am na touche bu particulière boo xam ne yaa ko ci defal sa bopp waaw loolu mooy particularité bu Maodo da ngay yëg ne côté littéraire bi mi ngi fii wante daal côté contenu bi moo ko ëppal solo moo tax dama naan d'habitude man bu ma ko bëggee tudd wala ma bëgg a jàngale mbiram du ma appesantir sur la personne de Maodo waaye philosophie am laay essayer propager pour nit ñi mën ko comprendre bu fekkee comprendre naa ko parce que wóorul nag waaw parce que koo fekkewul jamonoom fekkewuloo daraam boo ne da ngaa jàngale philosophie am je crois que loolu bari affaire la tudd waaye daal mel na ne am na lu ñu ci comprendre ngir yàlla ak mag ñi nga xam ne ñoo doon ginnaawam muy njabootam diñu ko jàngal ak li ma fa bàyyi ci mbind ñu di ci góorgóorlu am na lu ñu dégg ci ne lii daal moo xaw a nekk méthode bi mu doon jàngale bi mu yare ba yàlla jox ko tey li mu ko jox ci ay résultats yoo xam ne wax dëgg yàlla ku ko seetlu ci njabootam xam ne vraiment li mu def kawe na jot waaw loolu méthode la li benn borom xam-xam wax ne yonent bi li mu wax ña ko jiitu moom lañ daan wax waaye daf koo waxee neneen loolu rek mooy particularité bi waaye message bi dafa mel ne benn la waaye nag kenn ku ne am na neneen noo koy waxee ba mu tax mu gën a am xorom guddi gi ñuy màggal Mor Asta Lo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne Mame Seydi El Hadji Malick dundam bi yëpp moom la ko jagleel ci wàllu bind bu ñu wax ne ci fànn bu ne nga xamante ne tagg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci mën a ñëwaat tout à fait parce que bu ma doon wax bu ma doon dem suñu mbokk bi doon wax léegi ak Cheikh Tidiane Gomis bi muy dem dama ko ne inspiré nga ma parce que dafa am lu defe naa Alphonse de Lamartine waxoon delloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais dama naan mën naa ko abbu delloo ko Seydi Hadji Malick Lamartine daf ne woon yonent bi matul yàlla waaye ëpp na nit waaw matul yàlla manqué na yàlla waaye ëpp na nit ndax am na koo xam ne boo ko dugalee ci mbooloo mi da nga xam ne moo ëpp mbooloo mi waaye da nga xam ne du yàlla nag waaye Maodo léeg-léeg nga gis ko xër rek ne kii du nit ma ne kay nit la wante léeg-léeg nga gis ko xam ne nit la doon akus lëf nag waaw je crois que loolu itam nag ku ko seetlu da nga xam ne am na nit ñoo xam ne ëpp nañ nit kese am na leen lu ca dolleeku waaw je crois que loolu moo tax
mawlid importance bi mu ko jox ak li mu ci jaarale comme message waaw parce que ñaare boo dee faral di toppatoo ñeneen ñiy jàngale yonent bi dama naan boo demee këram enseignement ba nga fay jëlee résultat ba muy jur ci nit boo demee feneen da ngay yëg ne daañu la jox même enseignement bi waaye doo am même résultat bi moo lay won ne am na touche particulière bu mu indi ci yëf yi je crois que daal loolu mën naa ko ab jox ko te loolu lenn rek moo ko def message su yonent bi xam nga lu ci bees waxoon naa leen ko daaw fa ma yemoon daaw laay commencé waat parce que man li ma leen waxoon daaw fàttewu ma ko parce que man dama jàpp ne message bi benn rek la du màggat du usé du xomaat benn message bi rek la li ñu koy doy itam benn rek la li mu war a jariñ objectif yi yenn rek la waaw ki ko war a jariñoo nag mën na ko bañ jariñoo waaw est-ce que diggante daaw ak ren bi ma fi ñëwee yëg naa ne message bi ma fi jàllale woon ci turu kilifa yi est-ce que boobaak léegi bu ñu ko évaluer woon daañu yëg ne yëf yi soppeeku na wala soppeekuwul day constant waaw message bi dafa war a constant parce que dafa war a jur dara bu ko jurul dara rek nañ delluwaat fa ñu yemoon daaw waaw dama naan xam nga juddu yonent bi dafa am benn événement sax laay wax majeur yu ci am te loolu mooy faral di am mooy li ñuy tudde ay waaw mooy ay bouleversement bi mu juddoo ñi jàng taarix yépp xam nañ ne am na ay histoire yu xew waaw yu xew bu Seyri mi ngi koy tudd ci téeréem bi di wax ne ña laan jaamu sawara dañu xëy dem fekk seen taal ba mu fay waaw ku defaroon taal ci buntu këram bu xëy jàppe ko yàllam am na daal benn liir bu judd ca Makka damaa xëy rek fekk sama taal ba ma doon jaam mu fay mooy nekkete am na lu xew ku daan am dex goo bay def sa buntu kër di ko jaamu nga xëy dem xool dex ga fekk mu ñiis ndekete am na liir bu judd rek mooy am na daal ndekete am na une nouvelle ère bi bëgg a commencé loolu nag ba mu fi jógee ba léegi moo fi nekk waaw ère bu bees boobu daal moo fi nekk mag ñi nag seen taxawaay mooy ère boobu ñu di ko beesal jamono ju nekk ndax du màggat waaye léeg-léeg nga xoos ko ba ki mujj a ñëw mën ci teg bëtam mën ko jariñoo je crois que stratégie bi yépp ci cadre Maodo foofu la dellu moo tax bu ñu ko bëggee gàttal loolu laay wax waaw mooy asalo bu ñu waxee ci loolu nga bokk tamit ci li nga xamante ne moom mooy commission COSCAS ak bourde yi ren nan leen ngeen ko programmé ci biir Sénégal bon xëy na ren yàllaa ngi dogal ñuy dund contexte bu particulier loolu la yàlla dogal moo tax xëy na bourde yi forme bi ñu ko daan defee daaw ak bi ñu koy defee ren bokkul waaye man dafa am lu ma ci gis waaw loolu xëy na sama observation la bu personnel man daal dafa mel ne dama yëg ne li ngeen di tuddee ci tubaab defe naa introspection mooy taxaw seetlu mooy ki koy def day taxaw mooy li ma doon def daaw ba ren daal war na maa taxaw xool ba xam jur na résultat ya ma ca bëggoon wala déet bu fekkee amul war na maa xoolaat sama taxawaay defe naa loolu mooy introspection ci yéen jàng tubaab wante man li ma ci gis ci bourde yi façon bi ñu ko doxalee ren ngir yàlla ndigal bi kilifa gi joxe mooy man dama ci gis lu bees mooy ndax dama koy organiser ci au niveau de la famille dafa dem mel ne daal kër goo dem ca famille ya xale ya commencé am ñaari at ba ca mag ña ngay bokk benn jataay di ko def loolu nag ku ko xeeb da nga xamul li xew ndax li ñuy wax yàqu-yàqu jikko yépp yàqu-yàqu yi ci biir kër yi la nekk bu yàlla dogalee situation exceptionnelle am ba tax julli juróom borom kër yi di ko jiite seen biir kër jiite seen soxna jiite seen njaboot ya gën a ndaw ba ca ya gën a mag anniversaire juddu yonent bi ñëw ñu organiser lañ daan organiser ca mbedd ma te xale yu ndaw yi mënuñ ca bokk màggat ñi mënuñ ca bokk ñu organiser ko ci biir kër yi dans l'intimité des foyers ba ña gën a tuute ña gën a mag man ko fekkee je crois que leer gu toll noonu man daal dama jàpp ne xëy na yàllaa ko indi mu nekk opportunité nañ ci profité ba bu paasee yàlla mën na ci dogale am ci yu baree bare yu defaru ci biir kër yi je crois que loolu moo tax format bi mu jël ren bokkul ak format yi mu daan jël am na nag teewul li ñu daan tuddee ay bourde géant mooy daan def dans les capitales régionaux wala ci capitales départementaux yi am na yu ñu ci def symboliquement waaye du passé juróom-ñaari nit ngir yàlla ak dëggal kàddu kilifa gi comme xas na joxe ndigal daal ne bu ñu dajalikoo duñu daje Tiwaawan waaye du ñu daje mbooloo itam ci mbedd mi fu mu mën a doon moo tax daañu ko def symboliquement pour waaye da ngir xormal kàddoom noonu lañ koy defee yi ci des nag ñu def ko dans l'intimité des foyers moo tax kër goo dem fa tabarakallah bu ginnaaw gee jotee mi ngi riir ci jàkka yi
mi ngi riir ci biir kër yi mi ngi riir ci biir salon yi mi ngi riir ci biir chambre à coucher yi. lan moo waral bourde moo asalo ak lan moo koy symboliser ba tax bi pa ñu jël beneen méthode pour célébrer ko bien que célébrer ñu gàmmu gi Tiwaawan waaye teewut ñu ngi def bourde bi moo tax mu bëgg a ñu bëgg nga xamal ñu ban importance te amal ba tax ñu ko war di def. même bu fekkee ne en famille xam nga gàmmu gi rek moom li ma wax rek la mooy gàmmu gi mooy. dafa am benn point culminant mooy dem di daan dem Tiwaawan defe naa daaw xawoon nañ ko tudd. mooy dañ daan daje. di jàng burdu fukki fan. bu ci suba saa ñuy noppaliku ni ñu jël seen oto dem Tivaouane mooy nekk le point culminant ñëpp daje fa. ñu célébrer ko ci baatu ak ndigalu kilifa gi nga xam ne moo ko woote. waaye ndax Maodo dañuy wax ne moo woote pour yar njaboot yi. mu dajale ñëpp ci turu yonent bi ak ci barkeem ak yaram ngir nit ñi mën ci jaare comme nag kilifa gi joxe na ndigal ne jàkka yi buñ ci dajali ko. gàmm gi bu jotee bu kenn ñëw Tiwaawan ñu di fa dajali ko burdu yi itam ma des na ko def waaye bu kenn dajali ko nekk mbooloo pour éviter li nga xam ne moo xew mooy contamination ci diggante li nga xam ne moo fi xew ñëpp éviter ko je crois que loolu benn format bi rek la moom daal li ñuy éviter ci biir kër yeeg ci biir jàkk yeeg biir Tiwaawan moom la ñuy éviter ci burdu yi moo tax daal terewuñ kenn nga gàmm waaye dañu ne nañu gàmm dans l'intimité des foyers je crois que loolu mooy philosophie bi kon nag burdu bi foofu lañu ko delloo moo tax ñu ngi burdu nañu daan burde waaye dañu koy def nag dans les salons lan mooy burdu au vrai sens pour Fatou Diop defe daal sa question foofu la nekkoon pour xale yi nga xamante ne ñi ngi bekki te xamuñu au vrai sens dañuy bañ a xam ne burdu bu amee rek Tiwaawan lañu war a célébrer te ñu ngi ni pas du tout loolu danaa ci dellu moo lay wane ne maa ngi yëg ne la ñu laajoon daaw daanaka moom la ñuy laajaat pour vous dire que ne ba léegi la question revient mooy xam nga lan mooy burdu dañuy wax ne bu weeru gàmmu teroo bis bu jëkk bi ba ci fukkeelu fan bi am na ay muarrixuuna mooy ay historiens yu wax ne bis bu jëkk bi ci la yonent bi judd am na ñuy wax ne bisu ñaareel bi ci la yonent bi judd ba ci bisu fukkeel bi bisu fukkeel bi ak benn kenn waxul ne ci la judd ba ci fukki guddeel beeg benn waaye fukkeel ba ak ñaar am nañu wax ne ci la judd kon boobu rek mooy fukkeelu guddeeg benn bi rek moo am wute buñ ca eggee ñu bàyyi ko bañ ci def dara Maodo ne comme léegi moom c'est un waaw le Serigne Cheikh naan du xam naa ku ko jàppe Serigne yaa ko jàppe Serigne mais c'est un intellectuel averti waaw mooy ndax intellectuel mënut a passé koo xam ne loo doyloo sa xalaat dafa bàyyi xalaatu ñu ci des je crois que loolu ouverture d'esprit bu am solo la népp bu ko neexoon am na ay convictions personnelles waaye yàlla dogal na ne malgré que am na ay convictions personnelles mu ne dafa ormal conviction wu ñu ci des mooy ñi jàpp ne ci bis bu njëkk bi la judd nañ ko xormal mooy nañ jël benn bunt ci burdu jàng ko ñi jàpp ne ci bisu ñaareel bi la judd nañ jël benn bunt ci burdu jàng ko burdu nag li may wax ne ki ko bind c'est un égyptien du sénégalais ab égyptien la moo ko bind muy yéeme Maodo nag comme dafa honnête intellectuellement wax dëgg yàlla li mu def ci yonent bi kenn xamul nu mu toll mënoon na ne jàng leen mimi ya wala mu mu ne jàngu leen nuunu ya waaye daal xam naa bañ ñu ne daf ñu wan boppam moo tax mu joxuñ ñu mbindu keneen loolu nag honnêteté intellectuelle moo ca yegg tabarakallah waaye loolu mooy burdu wante xasida bu yéeme la na nga ni daaw Fatou daf ne woon nañ ko wax burdu bi lu muy tekki ma ne ko loolu kilifa yeeku moom man daal damay ñëw communiquer wax leen ne leen waaye résumé ñu ko tuuti waaw résumé gi daal mënut a passé bu ma la ci doon wax benn bayt bi ma koy jàng yëpp benn moo ci gën a attirer sama attention mooy astaghfirullah min qawlin bila amalin waaw mi ngi ñaan yàlla na ma yàlla jéggal ci wax joo xam ne àndul ak jëf c'est important parce que léegi dama defee ne daal théoriciens yi ñoo gën bari waaw ki jàpp na nag wax joo àndul ak jëf bakkaar la loolu mat na bàyyi xel ndax léegi itam wax jee gën a bari de waaw xam nga li nga def nii c'est très important Fatou Diouf Faye parce que ñun yàlla dafa dogal ne xëy na Sénégal la ñu nekk amaana dégguñu làkku arab wala ñu mën koo firi ñu mën koo tekki te ñu am wax yu am solo yoo xamante ne dañu koy faral di wax ci mooy bokk na ci li nga wax nii leeral ñu ko tey bu ñu doon tegoon di burdu xëy na mën nañ cee topp wax ci wax ji waaye la muy tekki defe naa ni baax na aussi ngeen koy pàcce parfois di ñu ci may ay tàmbale ko Mawla Sali wa xam naa yëpp kenn mënu ko wax waaw xëy na kilifa yi dama naan gàmm moom si kilifa yi ñooy gàmm ñu ay jaboot lañu waaw xëy na nag boo yàggee sa kilifa ati am yitte wax nga ko léegi yéenay liggéeyal kilifa yi yaa kilifa gi léegi nga jàpp nga am loo ko jàppale fa tànk mënut a yegg tànk njaboot mën na fa yegg léegi te bu ci sa yéene yeggee
je crois que léeg-léeg nga mën jàppale sa kilifa te mooy loolu mooy ne xëy na li ma leen wax rek li dal Maodo méthode tam dafa particulier mooy lépp loo xam ne bu ko waxee dafaa tax nit ñi duñu xalaat message bi moom la ñuy xalaat daf koy dindi moo tax mu naqaree dégg xam nga yonent bi dafa wax balaa muy dem ne daa wax naa ko astu dama ko ne li may tuddee mu ballixu ne yonent bi dafa am loo xam ne ñëpp la ko adressé bi muy dem mooy maa ngi dem wante message bi ma fi bàyyi ku ko jot na ko jottali ña ko jot kooku nag teguwul ci ndodd oustaz wala iliman ci ndodd ñëpp la tegu waaw yéen ñi ci seen ndodd la tegu ku ci xeeb sa bopp rek yaa ci xeeb sa bopp waaye képp ku jàpp ne ndono yonent bi mi ngi ci sa loxo war nga mën a am loo mën a jottali ci message am message bi nag dama jàpp ne ñaar la benn bi c'est théorique waaye beneen bi c'est pratique waaye nit mën na bañ a wax nettali waxu yonent bi waaye mën na jëf nga xam ne lii wutewul ak jëfu yonent bi ñaar yooyu rek la moo tax Alaaji Malik daf ko nuru lool ci façon ci def ci doxalinam waaw moo tax bi yonent bi waaj a dem wax ne maa ngi dem wante jamono dana soppeeku sama ginnaaw yëf yi ba muy commencé na mu mette woon te mujj ga noonu lay demee waat moo doo comprendre na ko waaw ku defee ne yëf yi simple na c'est pas que vous n'avez rien compris waaw moo tax moom ñaan na ko te dama naan ñaanam xëy na yàlla du ko delloo waaw moom daal nee na yàlla comme yonent bi moo ne woon bu ma fi jógee sama gannaaw yëf yi fa mu tàmbale woon ci coono fa lay delluwaat fa mu tàmbale woon ci tumuranke fa lay delluwaat man maa ngi ñaan ñi nga xam ne maa leen njaboote tumuranke googu yàlla buñ ci génn waaw Serigne Mor Asta day mel ni lii di bourde bi day waneeti modestie Mame El Hadji Malick Sy parce que ku dem ba jël benn égyptien lu mu bind alors que moom dundam bi yëpp Mame El Hadji Malick Sy da koo jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon na jël yi mu bind yëpp jagleel ko nga xamante ne moom la ñuy jàng mais modestem humilité moo waral donc mu dem di jëli muy beneen enseignement boo xamante ne mën nañ ko ci tiir wallaahi tout à fait loolu laa wax rek léegi mooy aalamiyatu risalatil nabawiyya ci nga koy xamee yonent bi li mu fi bàyyi dafa transcender même ñi koy jàllale dafa transcender ñëpp waaw moo tax ma ne ku ci xeeb sa bopp yaa ci xeeb sa bopp waaye ci njaboot yi nga bokk illaa wa zahab fekki juuma xilaaf zahab mooy milieu bi waaw waaw mooy kenn ku ne daal am na benn participation boo ci def mooy kenn ku ne da nga jàpp ne daal dama fekk yonent bi muy liggéey ma jàppale ko ci liggéeyam kenn ku ne sa kamtalaayu kattan waaye Maodo façon bi mu ko ci jàppalee am na solo waaw ndax dama naan culture yi daf ci am culture yoo xam ne dañuy assimiler ñañu njaboote waaye culture bi yonent bi indi bu fekkee mën naa ko tuddee culture parce que dañu wax ne ëpp na culture civilisation la du assimiler ki mu jël moo tax bu la fekkee ngay sol tubayu caaye du la ko similoo danaan na fexe ba bu mu na ëmb sa dimbo ak sa oom rek ku mu fekk ngay wóordoo sér dina la waccal sér bi sol jàlla bi danaan la fexe ba daal sér bi na muuse yaram yëpp rek bu dee jigéen du assimiler parce que culture yi ngeen di dégg ci àdduna bi yëpp ay culture la yoo xam ne dañuy assimiler nit ñi boo ñëwee bala ñu laa wax la ñu nekk dañ lay bàyyi loolu li nga nekk ba pare sew la boo xam ne ñëpp war nañu ko bàyyi xel ci message yonent bi Maodo itam loolu daf ko doon ci yonent bi moo tax baatu taalibe c'est très rare ngeen dégg ko ci këram ñu di ko tudd waaw dafa mel ne baat bi dafa xaw am benn connotation boo xam ne dafay xaw wàññi ki ñu ko tuddee waaw rapport lay nekk de domination et de dominer diggante ki ñu ko tudde ak ki ko tudde moo tax mu ne nañ ko bannir ci biir njàngaleen moom daal rapportu diggante nawlonte lay doon waaye kenn ku nekk ka la yàlla booleel mu di la wan yoon bis boo xëyee rek mu di la wan lu tax nga gën di sawar topp ci ginnaawam bis boo gisatul lu tax nga gën a sawar topp ci ginnaawam nga wuti koo mën a topp ci ginnaawam je crois que façon bu am solo la xam naa bu laajoon mu gën a yaatu am na solo waaye dafa benn Fatou Diouf waxtu bi mi ngi ñuy xocc te ñi ngi war a jëli suñu rubrique mode islam li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li mu wax lu am solo li mu fi indi yëpp macha allah et ñuy sàkkuwaat bu baax a baax ci kilifa yi ñu ngi ñuy dégg yi nga xamante ne ñi ngi koy jàng mu nekk yu am solo di ay xasida yoo xamante ne ñi ngi koy wax ñuy dimbali ñun ñi nga xamante ne suñu njàng soriwul suñu dee di pare ñu ut kenn koo xamante ne mi ngi toog ci wet bi di traduire li nga xamante ne moom lañ fi jàng parce que ay leçon yu am solo mi ngi ci biir jot nga cee junj benn léegi xëy na temps bi du leen ko may peut-être des fois ci télévision yi mais léegi ak réseaux sociaux yi mën nañ ne moyen de communication yi bari na donc mën nañuy dimbali ci ñun ñi nga xamante ne jàng bi soriwul waaw day tax ñu permettre ñu xam merci beaucoup parce que mën nga koy wayantu sax di mën nga koy way di ko yëg
contenu bi tey soo koy way di nga ko yëg yëg-yëg voilà. dina ci am waaye xëy na la muy tekki ngir nga war a mën a xam njariñ li du ñëwee noonu muy ci xasida yi tamit noonu la da ngay bëgg a xam sëñ Wallaahi. Touba lan la bind Li ba mu wax bind. ko maam El Hadj Malick tamit bu ñu demee ba Wallaahi. dégg ci yenn yu def da ngay bëgg a xam gëstu pour xam au fond mooy li nga wax jëriñ lay indi waaye xam naa dañuy bàyyi rek Fabel ñu yeggali ko après te dinañ ci ñëw am na détaillé solo. ko boobu li nga wax Incha incha allah. allah Asel bu fekkee rek loo mën a résumé ak loo mën a dolli ci li nga xamante ne ci wàllu COSCAS bi waaw léegi comme message comme léegi commission décentralisation bi nga xam ne ñoom ñoo daan organiser Bourdi di ko populariser ci mbedd mi ñoom ma fi yebal te ñoom itam membre lañu ci COSCAS benn commission la bu ne ci COSCAS COSCAS nekk comité d'organisation bi nga xam ne moo daan organiser ñëpp miin leen ñoom laa fi teewal ñoom ñoom itam bu ma leen fi teewalee mel na ne turu kilifa gi laa fi teewal waaw fa tabarakallah moom daal mi ngi noonu li si yàlla dogal na daal lii mu dogal ren waaye daal dañuy gàmmu autrement te yàlla mën naa dogal nag lu ñu ci daan am ci barke ak leer mën nañ ci am lu ñu toll wala lu ko ëpp waaw loolu mën naa nekk dans l'intimité de nos foyers nag yax xale yeeg man bu may buddi guddi sama xale yu tuuti yi sax da nga leen di gàddu yóbbaale je crois que loolu bu daan gàmmu Tiwaawan doo ko mënee noonu je crois que loolu nag yàlla ko indi mu nekk opportunité waaw moom daal mën nga soppi li nga jàppoon ne fitna la mu far mujj nekk nooflaay loolu la yàlla dogal man daal jàpp naa ne opportunité la boo xam ne wax dam daal ñi ngi ndokkeel sëriñ bi di ko wax ne daal lii dafa mel ne daal yàllaa ko indi waaw tabaarkalla yàlla na yàlla dégguloo message yu yonent bi ak jikkoom Maodo daal képp ku mu njaboote ameel nga ko njukkal maa leen ko wax ku mu njaboote ameel nga ko njukkal façon bi mu doxalee daal vraiment permettre na kenn ku nekk am nga la liberté au moins defar sa jikko am nga la liberté toppatoo sa bopp te du am benn gàllankoor ndax ñëpp fexe na ba ñu naane ca naanuwaay ba mooy ki nga xam ne moom la yàlla yónnee mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ku la ko defal ci jamono ji jaxasoo ji je crois que yaakaar naa amee nga ko njukkal moo tax jazahullahu anna xayran yàlla na ko yàlla fayal dul jeex àddina ak àllaaxira di la jaajëf ak Fatou Diak ñu ngi Fatou Diak gis nañ tamit ci kii am à chaque fois macha ci li nga xamante ne mooy organisation événement bu amee ren amul waaye ba tey gis nañ rek ci doxalinam donc Fabel di jaajëfal bu baax rek suñu invité ak mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi doon seetaan di wax rek di ñaan ñi gàmmu si jàmm ak salaam luñ ci bëgg am rek yàlla may ñu ko yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar xéewal yi gën a yokk yàlla may ñu wér gu yaram surtout nga xamante ne moom la ñu bëgg ak moytul ñu ay musiba si suñu réew ak ci amiin yaa àddina rabbal alamin amiin gannaaw ba nga ko jaajëfalee sa invité